لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant yéen waa presse bi li ñu bëgg a def nii sax dafa nekk aada rek waaye xam naa ne la communication mi ngi jàll comme ni ngeen ko bëggee. Alfidiane Humanitaire International di ONG boo xam ne Cheikh Mouhamadoul Mahi ibn Cheikh Sidi Ali Cissé moom moo ko fondé moo war a def une cérémonie de transfert centre de santé bi mu def Taïba Niassène ci at yi weesu dimanche bii di ñëw tombé le 7 septembre incha allahu taala ci la ko fas yéene jébbal l'état du Sénégal. liñ baaxoo mooy gouvernement tabax hôpital jox ko benn communauté waaye nit ci communauté bi jug tabax hôpital may ko gouvernement loolu du luñ baaxoo lu tumranke la te sëriñ bi loolu dafay wane ne mbaax rek moo ko ñor si déclaration am rek mi ngi wax ne lii nii defuñ ko ngir yaakaar ci benn dërëm ginnaaw bu nga ko jébbalee gouvernement bi rek pare na ci moom ak keneen ki nga xamante ne defu ci dara ñoo ci yem lu dul ci yiw bi nga xamante ne dina ko ci topp ndax sadaqa jaariya la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ne doomu aadama bi si génnee àdduna amul dara loo xamante ne dina ko fekk fi mu tëdd lu dul sarax boo xamante ne da koo def muy wala ngaan di ko fekk ji wala mu am doom bu koy ñaanal wala mu am xam-xam boo xamante ne nit ñi dañuy continuer ji si jëriñu te suñu xoolee ñett yooyu noonu yëpp sëriñ bi tey taxaw na ci kon loolu daf ñuy wan yoon rek pour ñun ñi nit ñi tegu ci yoon boobu alquran dafa wax ne man xatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ard fa ka annama xatala annaasa jamian waaye wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamian ku dundal benn bakkan dafa mel ni da ngaa dundal mbooleem humanité nekkul doomu aadama ñi teew rek waaye ñu jiitu woon ñi teew ak ñi ñëw yëpp te sëriñ bi dundal doomu aadama daf cee jiital li gën a sell ci doomu aadama muy xol bi nekkul dundal yaram bi kese mi ngi nii rek gàmmu gi daanaka séddale na fi lu ëpp 300 ci ay nag lu jege 50 ci ay gëlëm te loolu yëpp ngir teral gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ndax moom moo wax ne xayrukum ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku gën ci yéen mooy ki nga xamante ne dina teral ay ganam man kaana yu'minu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfa ku gëm yàlla gëm alaxira na nga teral say gan lii nii yëpp ci kaw loolu la koy defee ñi ngi ñaan yàlla mu yokk ko ci zahir ak ci batin di yëgle di oo mbokku taalibe yi di oo mbokku sénégalais ak ñu jugee ci international ci gàmmu gi yëpp fépp fu waaye mënta nekk nga ñëw teewle ko bésam boobu noonu ndax leer nañu ne bés boobu noonu du wéet waaye képp ku ci ñëw rek sa bopp ngay defal waaye sëriñ bi moom mbiram incha allah fépp fu mu ko wootee nit ñi dinañ ko fekk si mooy dimanche le 7 septembre bii ñu jëmle suñ gàmmoo ba ci ñetteelu fan bi incha allah ci Taïba Niassène ci hôpital bi foofu noonu ñu ngi oo mbokku taalibe yëpp di ñaan yàlla nangul ñu suñ gàmmu yokk suñ bëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di kan yi ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm fekk fi jàmm te bàyyi fi jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. C'est dans cette perspective-là qu'il a endossé ce projet et il a commencé ce projet depuis maintenant 2016-2017 au niveau de ce centre de santé pour soulager l'ensemble de la population de Kaolack, l'ensemble de la population du Nioro du Rip. Donc comme vous le savez, le département du Nioro du Rip comporte plus de 500 000 habitants. Parmi ces 500 000 habitants-là, il y a plus, du point de vue sanitaire, il manque des infrastructures assez critiques, notamment des infrastructures sanitaires pour se soigner. Et aussi, en moyenne, ce sont des chiffres de l'État, il faudrait parcourir 20 km pour pouvoir trouver un hôpital, pour pouvoir se soigner et trouver un médecin. Et en même temps, on fait face, quand on prend du point de vue Sénégal, il y a à peu près un tiers du point de vue de la zone rurale qui n'arrive pas du tout à se soigner. Et donc c'est dans cette perspective-là que Cheikh Mouhamadoul Mahi, à travers l'ONG Alfidiane, a pu mettre en place ce projet de construction de ce centre de santé à Taïba Niassène, plus précisément dans ce département du Nioro du Rip, dans le sens où il y a un besoin
assez important et un besoin assez prégnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir soulager la population. Donc ce centre de santé sera inauguré, Inch'Allah, ce dimanche et il s'inscrit dans la continuité de son grand-père, Maulana Cheikh Al-Islam Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu, qui était au service de l'humanité entière. Ce centre de santé revêt d'une importance assez importante, dans le sens où c'est un projet qui a été financé exclusivement de manière participative, dans le sens où ce sont la communauté musulmane au sens large, qui a pu financer ce projet via les ONG ou bien via les branches de l'ONG Al-Fitiyanou, qui se trouvent dans 3 continents différents et dans 9 pays en tant que tels. Good afternoon. So to sum up what the predecessors have said, the ONG Al-Fitiyanou Humanitaire International, founded by Cheikh Mahi Cissé, invites you all to the ceremony of transfer of the health center in Taiba Niassen, the upcoming Sunday, 7th of September. We would like to invite the whole community, the Talibés, to join us for the ceremony. Basically, the project aims to reduce and to improve the public health in rural Senegal, and the project will effectively help to reduce maternal and infant mortality. The project was completely funded with private funds from actors within the civil society, and there were no governments or public funds raised to complete this project. As Sayyidi Sheikh Nuruddin Cissé said, the project is part of a Sadaqa Jariyah, and the project aligns completely with the vision of Cheikh Mahi Cissé, who aims to empower and educate the citizens to engage in society and to improve their situation through mutual support and empowerment. So we would like to invite everybody to join us this coming Sunday from starting at 9 o'clock in the morning. Thank you. Assalamu alaikum. Ok donc jërëjëf oote baa ngi noonu comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp ñu ngi santaat yàlla bu baax di gërëm suñu mbokk presse bi di leen ci invité yéen it ngeen teel a ñëw incha allahu taala di invité mbokk taalibe yëpp waaye li ma waxoon ci rajo Alfayda suba gi loolu laay waxaat taalibe Baay bokk nañ ci ñoo xam ne saa ñu amee jotaay da nga dégg ñu naan dellu leen gannaaw toog leen ak noppi leen de grâce comme que événement bi dafay bëri ay officiel dafay bëri ay diplomate dafay bëri ay gan ay muqaddamin yu jóge Mauritanie ñu jóge Nigéria ñu jóge Sierra Leone ñu jóge Ghana ak mboolem dëkk bu taalibe Baay nekk lillahi wa rasuli yi nañ xam ne ñëpp duñ mën a toog ci chaise yi ndax chaise yi pour gan yi la officiel yi jógee Dakar tamit dañuy def 4 heures à 5 heures de temps pour accès Taïba Niassène ñëwuñ Kaolack suñ ñëwee dañuy soxla confort lillahi wa rasuli yi ñu ngi ñaan bokk dëkk bi yëpp di ko ñaan waa Taïba Niassène di ko ñaan waa Kolma Dior di ko ñaan waa Kër Abibou di ko ñaan waa Mbiteyeen di ko ñaan waa Thiamène Sanc maanaam tund yooyu wër Taïba Niassène ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu ubbi seen xol yi tàttagal gan yi may leen jàmm may leen aafiya incha allahu taala ku mën a taxaw sëriñ bi dana la gis bu la sëriñ bi gisul yàlla dana la gis parce que yàlla moo tax ñuy dem xam nañ ne sëriñ bi oote bu mu oote bi yàlla di nangu la yonent Yàlla Ibrahima bi ko yàlla waxee ooteel aj daf na koy ooteel la sant waaye uy bi ma maa koy def fi mu ne da ngay am xaalis am wér-gu-yaram te doo mën a aj màkka sëriñ bi bu fekkee ne woote na fii ci Medina Baye wala Taïba wala fu mën a woote nit ñi danañ ko uyu si waaye bu nit ñi uyusee nañ xam ne dafa am ay prioritaire mooy gan yi wa ma zalika allah bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf Babacar Ka président Tidiane Luxembourg waaw la ilaha illa la